Bonjour merci d'être avec nous chers téléspectateurs jaajëfal nañ leen ci heure bu baax bi gannaaw journal bi nga xamante ne rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen koy dégtal bés bu ne ñun lundi ba jeudi tiim li xew ci biir internet bi ñun waa heure bu baax bi dajale li gën a fës comme ay information mais surtout di leen alerter ci yoo xamante ne mi ngi jàll ci réseaux sociaux yeeg information yi saa su ne dañ leen di gën a fësal ngeen xool bu baax naka la ñuy vérifier certaines informations sur la toile mais surtout sur les réseaux sociaux rawatina audio yeeg yi nga xamante ne léegi dafa xew ñëpp dañ koy mais surtout ñun dañuy waxtaan ak aussi ak ay spécialistes ñuy ñëw di ñu gindi ci yenn yi nga xamante ni dañ koy am comme ay jafe-jafe ni ñuy jëfandikoo internet donte du ñëpp a ko miin moo tax ñu choisir leen heure bu baax bi mag ñeek ndaw ñi ñëpp a koy suivre ndaxte gis nañu seen ay réactions seen ay commentaires ci suñu plateforme yëpp rawatina Facebook live wala YouTube live bu groupe Futurs Médias wala bu télévision Futurs Médias jaajëfal nañ leen. ñu démarré ak ni ñu démarré woon démb rek wala li xew fi mu ne nii ci réseaux sociaux yeeg ak Sénégal gi yëpp wala àddina wërngal këpp mooy mbirum Covid bi yëngal na àddina fi mu ne nii tey ñi ngi ci am nañu 674 nouveaux cas am ci juróom benn nit yu ci ñàkk seen bakken tiital na ñëpp fi mu ne nii la internet boo waxoon ne fi mu ne nii je me demande kan moo feebarul ndaxte kër yi fi ne ñëpp a grippe bu fekkee grippe bi la ñuy kiiwa gars yi moo tax gars yi dañuy dem di gën di def ay test ñuy xam ndaxte ñenn ci borom xam-xam yi wala docteurs yi ñu ngi génn sax faf ci réseaux sociaux yi di alerter population bi ndaxte yëf yi dafa doy waar ñeneen dañ naan bu leen ñu tiital mais fi ne ni jar na tiit nag comme li ñuy wax rek dafa mel ni mbas mi ngi doog a dugg ci Sénégal ndaxte chiffres yi ñuy am bés bu ne ci ay bés yi ñu génn ba ci jamono ji nekk na lu doy waar ba ñëpp a ngi koy waxtaanee rawatina ñi ci seen xam-xam màcc maanaam ay docteurs. am nañ benn alerte boo xam ne docteur Omar Konaté def na ko ngir sénégalais yi gën a delluwaat fagguwaat gën a gëm ne yëf yi mi ngi fi mais surtout ñu gën a moytu ndaxte lu am solo la ñu dégtal leen ko. Actuellement toutes les réanimations sont remplies amul benn réanimation entre Dakar et Thiès Mbour boo xam ne occupé wul te la plupart des réanimations sont occupées par des sujet Covid dafa am donc benn forme bu bees bu ñuy wax delta mi ngi circuler du bàyyi xale du bàyyi mag population yi di dajaloo ak yu demee noonu que ce soit ngénte déj ak lu mu mënta dem nañ ko éviter suñu politique yi tamit ñu ngi leen di ñaax ñu ngi leen di ñaan vraiment bu fekkee dañu amoon intention organiser ay meeting ak yu demee noonu nañu surseoir à ces projets là parce que actuellement virus baa ngi fii affaire bi c'est devenu tellement grave que vous ne pouvez pas vous imaginer on est dépassé par ce phénomène là et ça va aller. voilà mu nekk docteur Omar Konaté nekk koo xamante ni vraiment xam-xamam màcc na ci mais surtout ni muy alerter baax na ci population bi mais baax na ci ñun ñëpp ñu gën a fàgguwaat gën a defarwaat gën a mën a xoolaat ne yëf yi mi ngi fi te ni muy wax na ko variant bi dafa yéeme delta boobu nag moo jaaxal àddina moo jaaxal fi mu ne nii Sénégal mais fi mu ne nii nag bu ñu xaar sax ay autorité kii yooyu nañu ku nekk jël ne yëf yi fi mu ne nii yaay sa magu bopp comme ni ñu koy waxee yaay gën a mën a fàggul gën a alerter takk masque yi respecter toujours mesure barrière yi wàññi demalante beeg dikkalante bi ndaxte fi mu ne nii ñëpp a tiit voilà moo tax tamit ci réseaux sociaux yi ay docteurs ñi ngi génn wax naa ko comme ni ko docteur Omar Konaté defee docteur boo xamante ni sénégalais la ma nga nekk fële ca France ca Bordeaux di Mamadou Mansour Diouf ci page Facebook am tamit def na ab post alerté wax ci dayoog variant bi mais ni mu ko xamee moom mais surtout xam-xama màcc na ci mais mu alerté ndaw ñi alerté sénégalais yi ndax ne nee na yëf yi amul tul ñu naan feebar bi mag ñi lay dal ak ndaw ñi bii dafay sonal ndaw ñi donc nañ ci bàyyi xel li ñuy partagé la ci réseaux sociaux yi nekk na lu am solo am na benn audio buy wër wax nañ ko démb mais dañ koy waxaat ndaxte fi mu ne nii phénomène la audio buy wër ne waa ji dafa présenté wu ne moom moo jiite mooy administrateur u ñii di lii di patron alerte administrateur yi nga xamante ni ñooy yor ci mbirum Covid bi ak surtout gérer ay postes yoo xamante ni nekkul ko mu nekk audio boo xamante ni ñëpp a ngi koy partagé alerté wu nañ leen ko démb waxoon nañ ko ni du moom baax nañ ñu dégluwaat ko te pourtant ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci def nañ ab poste daal di gën a vérifier ñu déglu audio bi ñëwaat.
barakaatuhu maa leen di man Alaaji Ibrahima Sall ndaxte dama am information yu importante Covid bi variant bu bees bi gën a dangereux bi nga xam ne doo sëxat doo def dara dalay attaquer directement ce poumon non seulement mi ngi Sénégal mais fees na fi del et que toutes les salles de réanimation sont pleines amatul ni dans les cliniques privées ni dans les cliniques publiques ni dans les hôpitaux donc amatul seen occupé nañu bu yeboon nag ngeen def prévention tëj seen kër bàyyi dajaloo yi et éviter lépp parce que affaire bi mi ngi wàllaate et réanimation amatul place. rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa leen di man. voilà moom tur bi mu wax ne moom moo jiite Institut Pasteur du moom du tur boobu loolu donte li muy wax baax na li muy alerter lu am solo la mais surtout parfois li ñuy changer fonction yi waa li nga xamante ni aussi ñooy Institut Pasteur def nañ ab communiqué démentir ne ki wax ci audio bi di ki nga xamante ni moo jiite Institut Pasteur ndax moom El Hadj beneen tur la joxe El Hadj Mansour je sais pas moom la wax ni moom la alors que du moom kiy jiite Institut Pasteur du moom. donte li muy wax baax na ci Covid bi baax na ci alerte waaye tamit ñuy def ndànk ci audio yi nga xam ñu ngi koy partagé surtout parfois fake news yi def ci ay raxte parfois dina créer ay jiixi jaaxa ci xelu askan wi te fi mu ne nii audio ñu partagé ko dafa nekk lu yomb ba ñëpp jot ci dugg ci groupe WhatsApp yi fu ne nekkate du audio bu baax bi donc ñu gëm ni lii du audio bu baax bi ñoom ci seen bopp waa Institut Pasteur def nañ ab communiqué bind ko ci seen réseaux sociaux yi nga xamante ni page yi nga xamante ni moom la ñuy gérer yu officiels yi daal di démentir information boobu loolu tamit ci émission bi la bokk saa su ne dañuy joxe ay xibaar yoo xamante ni aussi dañ ci gën a sensibiliser comme ni ko juriste bi waxee di Moussa Sall xam-xamam màcc ci mbirum sécurité internet mais li mu wax dafa am solo ndax nee na sécurité à 100% est certainement un mythe. La sensibilisation est un devoir citoyen lu am solo la sensibilisation bi ñëpp a ko war a def nag ñëpp a ko war a def mission di sensibiliser ndaw ñi ak mag ñi ñi jëfandikoo internet donte internet sécurité à 100% amu ci ñoom nag ñi ngi créer benn club bu am solo ñu ngi nekk ci Twitter club boobu nag club 221 lu am solo la ñu ngi partagé ay yoo xamante ni dina jariñ ndaw ñi surtout ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi cyber 221 lañ tudd ña nga ca Twitter di def ay waxtaan yu am solo di ku ci nekk ndaw ñi di ci jëfandikoo di ci jàng ci ni ñuy jëfandikoo internet ak réseaux sociaux yi loolu am na solo maa ngi gis commentaire internet yi ci Facebook Twitter wala Instagram ñoom ñëpp ñi ngi commentaire ku nekk ngi joxe sa xalaat ci li ñuy partagé nii ak surtout mbas mi yi ñaax autorités yi ñu jël ay matuwaay yoo xam ne dina mën a aar askan wi maa ngi gis seen ay commentaire Fallou Niang gis naa kër yi gis naa message u Mame As Mboup am na keneen ku envoyé benn wax na dëgg photo boo xam ne mooy def buzz ci réseaux sociaux yi diggante démb ak tey Pierre wan leen ko mooy bi ñuy tooñee pël yi ñenn ñi sax nee nañ séeréer yi fi ne ci jamono ji ñu toll tabaski ñi ngi nii dañuy jàll ci péage bi nag wër na internet bi démb ak tey ñëpp a ngi koy partagé am na beneen vidéo boo xam ne tamit ñu ngi koy partagé ku ci nekk naan pël yi fi mu ne nii nag ñoom jéggi nañ dayoo ñu seetaan vidéo bi vite fee ñëwaat. fonto nit ñi da ngeen fonto nit ñi jaaral la leen seen affaire seen oto ci suuf ngeen koy jaarale. mais question bi mooy ñoom ban fit la ñu am nii ba jaarale ko ci péage bi nii en toute liberté mooy question bi wala xamuñu wala nu mu demee voilà maa ngi xaar commentaire yi en tout cas mooy def buzz ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy partagé vidéo bi bokk na ci vidéo yi def buzz fii ci Sénégal fi mu ne mi ngi noonu internet bi maa ngi gis commentaire yi ku nekk ngi ci wax pël yee ngi tooñ waa séeréer yi jóg nañu may tamit loolu mooy Sénégal tooñante entre pël séeréer tukulóor yeeg joolaa yi ki réalisé fii njaago la moom ñi ngi koy xaar dina fi mës a def buzz te dinañ ko partagé jaajëfal nañ leen internet yi ñu ngi gis réaction yi am na beneen vidéo boo xam ne ma nga xewee ca école ba nekk ca Hann élèves yi ñoom dañoo def seen composition jeexal mu ne la nekk seen dernier jour maanaam bis bu mujj ci école bi mais situation bi dafa doy waar ndaxte nañu def école ba ngir tàggatoo wane ne dañuy dem vacances nekk na lu yéem internet yeeg askan wi ñu seetaan ko. nag waaye Bonjour chers collègues,
je vous laisse apprécier ce qu'ont fait les élèves de la 5e C. Regardez l'état de leur salle après la composition de EC. Voilà, je vous laisse commenter après. Maintenant, je vous donne l'état de la cour de l'école. Vous voyez, toutes les poubelles ont été vidées et les feuilles ont été jetées dans les couloirs, dans la cour de l'école. voilà lii moo xew ca Hann man dama ci jaaxle sax waaye voilà réalisateur bi sax dégguma sax muy décompté ndax vraiment nekk na lu doy waar lu yéeme luñ daawul woon gis mais bon duñ ci commentaire dañu leen di bàyyi yéen ngeen joxe ci seen commentaire ak hashtag bii di sunu net Facebook Twitter wala Instagram actuellement en live sur les réseaux sociaux leçon bi mooy élèves yu njëkk yi mel ñu woon nii dañ leen daan defaral école ba mu baax bu ñu daan tëj da daan triste ndax sa gars yi nga fa daan bàyyi mais surtout yenn professeurs yi wala yenn maîtres yi nga xam ne ñoo la doon suivre lu am la loo xam ne lu ñu daan dund la donte génération bu nekk dañ naan leen ñu mag dañ naan suñu génération daawuñu woon def nii waaye lii moom c'est le summum lu doy waar la loo xamante ni vraiment ñëpp a ngi koy déplorer ñenn ñi sax interpellé nañ directement comme ni ma koy gisee ci commentaire yi ministère de l'éducation nationale waaye ñun tamit je pense que tàmm ma di joxe leçon mais je pense que yar gi war a njëkkee ci kër yi d'abord sunu kilifa yi dañ koy wax ñu ci mel ni ay ñoom professeur Massamba ñeneen ak ñeneen émission yi nga xamante ne dañ ciy jàllale di joxe ay conseils mi ngi fii chaque jour dañuy wax ni affaire bi ci bas âge bi la ci ndaw ñi ci kër yi lay commencer d'abord balaa moo yegg ci école yeeg ainsi de suite. mi ngi noonu mooy image bi def buzz ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy ñaawlu gis naa ko ci site yu ne page yu ne ñëpp a ngi koy ñaawlu mais fi jamono toll dañ ciy bàyyi seen ay commentaires am ngeen possibilité joxe seen ay commentaires parents yi surtout mag ñeeg kilifa yi ñu ngi seetaan heure bi ci heure bu baax bi heure añ la ñëpp ay toog di xaar añ wala di añ ba pare leen souhaite bonne journée et bon appétit ngeen joxe ci seen xalaat ci li ngeen gis la xewoon ci école ba. mi ngi noonu ñu jàll ci question yi CSB Djily rond-point cité Kër Gorgui bàyyi na fa ay gadget yu am solo yoo xam ne dina leen soxal yii dañ koy maye c'est gratuit mi ngi nii ak ay des petits sacs yoo xamante ni voilà c'est Samsung Djily CSB ak téléphone portable ma nga nekk rond-point cité Kër Gorgui miin ngeen adresse su Djily CSB numéro téléphone am moo nekk noonu 33 822 47 00 moom mooy sponsoru question yi nga xam d'habitude dañ ko fiy posé yéen internautes yi ngeen di joxe seen ay réponses ñu choisir ci ñenn wala ñaar tey d'ailleurs dinaa choisir kenn en direct ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw mu ñëw mu dem ci Djily jëli loom téléphone portable lay doon d'habitude wala ay gadgets yii da leen di soxal waaw surtout fii tàng na actuellement nii voilà yii ay des petits gadgets yoo xam ne pour téléphone portable la ay yii baax na ci ñi nga xamante ni mënul ñàkk daal ak sa téléphone portable jaajëfal ko moom Djily am na question bu ñu fi bàyyi woon démb dafa mel ni saf na ndaxte ñu bari dafa mel ni dañ ko faussé daal mi ngi nii kii suñu yaay la suñu maam la Soda Mama Fall di référence ci réew mi ci wàllu way musique mais surtout ni mu nekkee ko xamante ni femme de valeur gis naa ki ko dama ci choisir kenn sax ndaxte dafa mel ni ki ko trouvé ku raar la ci yëf yi Adja xaaral ma xool ki nga ma envoyé équipe digitale bi ñu ngi ci ginnaaw am na ku ma envoyé Mohamed Fall mën dem ci Djily CSB suba lundi boo demee di nga photo wu envoyé ñu ko ñu tamit ñu partagé ko jël sa téléphone portable Mohamed Fall bàyyi na fi numéro téléphone am sax mais d'habitude mën nga bañ a bàyyi sa numéro téléphone ndaxte équipe bi ci ginnaaw mën nañu sculpter seet la contacter la wala nga dem woo Djily CSB directement jël solo mi ngi noonu réponse baa nekk noonu seen réaction yi bari na mais ñu ci bari ci internet yi dañu faussé quoi dafa mel ni affaire dafa saf image cachée bi wan leen image cachée bu bees bi ba xam dinañ gindeeku mi ngi noonu réaction yaa ngi nii ñetti nit laa ci gis ñu joxe bonne réponse Twitter Facebook Instagram ba ci YouTube bu TFM même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité continuer seen ay commentaires ci suñu hashtag sunu net même bu émission bi jeexee en live sur même ci YouTube chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias wan leen image cachée bu bees bi voilà mi ngi nii am ngeen temps
tey la jeudi vendredi émission amul week-end bi après lundi ñu ñëwaat ñu joxe réponse bi kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram actuellement en live sur Facebook live maa ngi jàkkaarloog yenn commentaires yi ba xam di ngeen trouver kan moo nekk ci ginnaaw image bi. am na benn jeu bu xaw a saf nag bu compliqué bu benn internaute proposé waaw trouvons les intrus lii de dafay sax metti bët nii moom sama bët yi sax mënu ko maîtriser ba xam acca continuer leen ngeen commentaire trouver leen réponse yi ñu may leen ay lot ay gadget yi ci la bokk jili CSB day may ba may xaru tabaski période yii moom kuñ nekkaay may la xaru tabaski voilà sa mbégte lay doon ndaxte fête baa ngi ñëw mi ngi noonu jaajëfal leen yéen ñëpp ñuy jógee ci questions yi ñu jàll ci lu am solo loo xam ne lu xew la ci plateforme bi di Twitter dafa indi lu yees surtout ci ni ñuy certifier compte yi temps yi gis nañ ni ay compte sénégalais yu bari ñu ngi leen di certifier Twitter daf ko bloqué woon pendant 3 ans mais léegi daf ko ubbi am na leneen yu ci mel ni statut WhatsApp yeeg xam nga concurrence bi ci réseaux sociaux yi yu ci mel ni statut yi yu ci mel ne Instagram da ko def WhatsApp def ko Twitter doon ko def mais mujj gi léegi daf ko mujj ne fii ba mois d'août bi ñu jëm daf koy dakkal ndaxte gisu ci boppam lu ko waral nag dénk nañu suñu caméra wala suñu téléphone portable ak kii di Mouhamed Ciss nekk digital manager koo xamante ni xam-xamam màcc na ci mu jox ñu ci ay explications yu simple ñu dégtal leen ko. alors Fleet dafa nekk fonctionnalité boo xam ne mooy bu niroog stories yi ñu am ci WhatsApp wala sur Messenger fonctionnalité boobu Twitter dañ leen daf koy supprimer parce que dafay proposer yeneen fonctionnalité yu bees yu bokk ak loolu. alors bu ñu xoolee actualité bi ak ñi nga xam ne ni ñu doon utiliser Fleet yi nekkoon na fonctionnalité boo xam ne ñu ko doon utiliser bariwul waaye itam ñu ko doon utiliser bariwul certes mais am na ñoo xam ne du doon donc fonctionnalité boobu ñu koy supprimer à partir du 3 août 2021 ak yeneen ñu ko remplacé. li jëm ci wàllu certification Twitter yi dafa nekk loo xam ne ñu ngi koy gis ci plateforme Twitter ku nekk ngi ut di def say demande de certification li ko demee ni journaliste yi li demee ni agence de presse yi waaye tamit demee ni lépp loo xam ne ay personnalité publique leen mën na nekk ay artistes mën na nekk ay nit ñoo xam ne maanaam dinañu suivre bu baax ci internet bi donc. voilà Mouhamed Ciss di ko jaajëfal ci li mu wax ci Fleet yi story yi nga xamante ni Twitter da ko bëgg a dindi mais surtout ak compte yi ñuy certifié maintenant léegi dinañ leen defal benn tuto bu simple xool boo leen bëggee ñu certifier seen ay compte surtout organisation yi ñu reconnaître ñi nga xamante ni ñi ngi ay personnalité lañu journaliste yi ñuy liggéey ci média actuellement Twitter ubbi na ni ñuy fas yéene certifier yenn compte yi donc sa crédibilité aussi daf ci jouer lu am solo la donc toujours dañ koy wax sa crédibilité dañ koy war di gën a xoolaat ci internet ak réseaux sociaux yi léegi vérifier ko dafa yomb seet nit ki mooy kan ak lu mu jot a def jalooreem lan la ñuy wax ci moom dafa yomb donc réputation bi lu am solo la jaajëfal ko moom Mouhamed Ciss ci explication yu am solo yooyu bu ñu fa jógee dañuy jàll fële ca Afrique du Sud ay vidéo yu doy waar la ñuy partager ci réseaux sociaux yi la fa xew nag doy na waar fi mu ne nii lu tolloog 6 jours yoo xamante ni ay nit ñoo nekk di génn ci mbedd mi di def ay naka sudul noonu mën nañ ko wax noonu dugg ci magasin yi jaxase fu ne li ko waral mooy président ka fa nekkoon jiitu réew di Jacob Zuma moom mi nga xamante dañ ko teg loxo la ñenn ñi nanguwul image yaa ngi noonu kii sax d'ailleurs vidéo bi benn sénégalais moo ñu ko defal acca asalaamaaleykum groupe dox mbokk atum maam Saasum maa leen nuyu di leen ziar xam naa ma def benn live bu gàtt nii rek sëñ Pam Ndour Pape Touba xam naa kon dinaa jàlle vidéo bi rek pour information actualité ci South Africa daal situation yi nii la fi demee 3 jours yi yëpp vraiment waaw situation yi moom xaw na ñàng lool fi mu toll nii waaw police yi boo xoolee defuñu seen liggéey ndax askan bi la ñaandal askan bi yàq la ñaandal parce que ancien président bi nga xam ne moom lañ jàpp tëj ci kaso bi moom la waa réew mi gën a reconnaître président bi fi nekk nii waaw te it province bii nii comme dëkk bii nii nga xam ne fi la affaire yi commencé bi ñu nekk nii di Durban tamit moom fii la dëkk fii la cosaanoo waaw ba tax na daal investissement yi fi nekk yëpp rawatina yu tubaab yi ak yu gouvernement yi lépp. mi ngi noonu loolu moo xew ca Afrique du Sud mu nekk lu doy waar ñenn ñi borom xam-xam yi nee nañ jafe-jafe koom dina fa am bu ñu moytul ci fan yi ñu jëm
am na leneen lu yeneen dëkk sànq ci journal bi yéen a ngi gis fële ca booru Gambie diggante Sénégal ak Gambie am na ay dëkk yoo xamante ni ngelaw li xaw na fa def ay jëye fële ca actuellement ca Allemagne ak ca Belgique moom ay taw yu doy waar moo fa am fi mu ne nii yéen a ngi koy gis noonu ci image bi lii Belgique la xaw na ba mu nekk ay alerte rouge comme ni ñu koy waxee ñoom nasaraan yi mu nekk lu yéeme foofu ca Belgique dëkku Pape Doudou Thiam di ko jaajëfal mais fi mu ne nii moom diggante démb ak tey ay taw yu doy waar nee nañ fas yéene naa wéy ba àjjuma ca Allemagne moom lu toll 19 personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan d'ailleurs ay images yoo xam ne ñu ngi koy partagé diggante démb ak tey ci réseaux sociaux yi. ñu daal di jeexal Pierre balaa ñoo jeexal ñu fàttaliku li fi xewoon ci atum 2017 di 15 juillet bis ni tey la woon ca mu nekkoon drame stade Demba Diop nga xamante ne lu tolloog juróom-ñetti doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakken tey nag waa Mbour yeeg ci statut yi ñëpp a ngi koy fàttaliku di leen ñaanal di demander aussi justice toujours mais ñëpp a ngi koy fàttaliku mu nekk ko jéeye boo xam ni ñaanuñu yàlla mu amati ko fii ci fii ci Sénégal mais surtout ci wàllu tàggat yaram nekkoon na lu doy waar ba voilà mu nekkoon actualité boo xamante ni tristoon na trop ñoom diggante Mbour ak Dakar la woon fii la woon ci benn final bu amoon ci stade Demba Diop. keneen ku ñu fàttaliku di Ousmane Tanor Dieng bis ni tey la génnoon àddina moom tamit ci wàllu politique référence la fii nekkoon koo xamante ni jiite woon parti socialiste nekkoon ku ñu fonk moom Ousmane Tanor Dieng di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. jaajëfal la Pierre jaajëfal téléspectateurs yi ak internautes yi mën ngeen continuer réagir wax naa ko même bu émission bi jeexee ci suñu plateforme yi Facebook live YouTube bi chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias Twitter ak hashtag sunu net. lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko ñu partagé ko surtout ci li ngeen di def ci ay actions citoyennes ñu ëpp ñu ñuy partagé aussi ci émission bi loolu ci la bokk donc boo leen di def ay set setal ci seen quartier yi lépp loo xamante ni action citoyenne la xaaral leen ci nguur yéen a ngi koy def ngir seen gox ngir seen région def leen partagé leen photo yi wala image yi nañ ko partagé gratuitement fii ci émission li xew ci biir internet bi télévision Futurs Médias moo leen koy dégtal jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba ba altine incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi. Hey!